astuce ànd ci ak Khadija Diakhaté mu daal di ñu fas yéene waxtaan li nga xamante ni moo di wàllum irritation yi am entre les jambes maanaam booy Khadija ñu daal di la bàyyi rek nga daal di ñu ñëwal ci yooyee yëf. parce que comme ni nga ko banaliser noonu la ñeneen ak ñeneen di ko banaliser et pourtant mu nekk benn phénomène boo xam ni ça existe réellement ñu ci bëri di ko souffrir en silence mu dem ba jural leen ni yeneen i xeeti jàngoro. donc mu nekk loo xam ni am na et puis en période de chaleur lañ koy gën a constater donc été bi ñu nekk nii tout le temps dañuy naan été pour que ñu mën a sol yenn robe yi mën a sol yenn jupe yi mën a bàyyeeku et tout ça. bu ta bàyyeeku boobu noonu moom mooy jur phénomène boobu donc quand ça devient très chaud bu gënee tàng ngay ñaq transpiration boobu plus chaleur bi mooy waral frottement bi mooy entre cuisses yi booy dox dañuy laalante donc laalante boobu noonu ñuy def noonu mooy waral irritation bi di am entre les cuisses irritation bi day commencer muy xasan wala mu commencer am ay brûlures lu mel ne lakk-lakk boo doxee c'est gênant wala benn mouvement boo mun ci def rek daf lay gênant mën na gênant à tel point que booy liggéey sax mu tere laa def li nga war a def donc mu nekk ay yenn xeetu doxin yoo xam ne yaa ngi koy doxee te malheureusement nit ñi léegi dañuy interprétation bi dañuy xam ci saa si lan moo la dal donc muy booy effet phénomène boo xam ni bu ñaaw et c'est très grave parce que parce que irritation yi désagréable la dafay lakk la en quelque sorte noonu lañ ko mën a waxee lakk la donc phénomène bi ça vient pas de le fait que nga pata wala nga sew parce que du si question de poids ñu ci bëri dañuy naan tu es en surpoids moo tax wala da nga am graisse ak yooyu non alors que si morphologie la da ngay gis ñoo xam ne dañu sew mais amuñu intérieur cuisse maanaam seen cuisse yi amul lu ko séparer du coup day laalante nga gis koo xam ne day pata mais du boy parce que moom dafa am écart boobu entre cuisse yi donc tout dépend si morphologie cuisse bi bu épewee comme ni ñu ko woowee cuisse de sirène mooy ñi nga xam ne dañoo am cuisse bi voluptueux bu épewee entre intérieur bi normalement forcément dafay laalante mais bu fekkee dafa am écart moom foofu booy moom mën nañ la ko baal moom foofu booy moom yow souffrir kon moom comme ni ma ko waxee rek donc ça n'a rien à voir avec poids laissez vos poids tranquille da nga pata nangul accepter complexe boobu lañ am ñun donc intérieur cuisse yooyu ni ma ko waxee rek bu épewee moom mooy waral que phénomène boobu noonu mu mën a am mais tamit am na quelque chose muy brûlure boobu noonu boo ko bàyyee ba muy continuer ba mën na la jural leneen couche boobu noonu nekk ci peau bi mën na ko lelli carrément de telle sorte que daf lay bàyyil benn tache boo xam ni amaana tache boobu mën na bañ a dañ et puis pantalon en période d'été dañ lay naan boo ko solee ñu ne la yow xanaa yëgoo tàngaay bi yow mi si boppam da ngay mal à l'aise waaw da yow si boppam doo sentir à l'aise parce que nit ñi dañuy naan ni ñu lay xoolee nii jean bi nga sol ci été beeg yooyu et pourtant jean boobu moo la mën a sauver mooy tax frottement bi du am or que boo solee lu mel ne jupe wala nga sol lu mel ni robe jiitaloo dara ci biir forcément da ngay boy parce que tàngoor bi te du am aération et puis dafay ñaq donc ñaq boobu noonu moom moo koy waral donc ñu bàyyi ci xel am na tamit ci réseau yi ñu ci bëri ñu ngi wax seen solution ñoom yan astuce la ñuy utiliser ñii naan lii laay def et cetera donc ma regroupé ci quelques rek yoo xam ni mën nañoo intéresser ñun ñi et puis ñoom am na suñu bëri ñoo xam ne dañoo génne nee na ñoom dañoo mujjee am ay traces finalement ay boutons yoo xam ne depuis lors ñu ngi gratté wu fu ñu toog dañuy xasanu te du dañ donc nee nañ def nañ solution yu bëri dañul ñeneen ñi moom seen problème nee nañ xamul nan la ñuy solee maillot de bain instant bi ci tàngoor gi ñoom na xamuñ nan la ñuy solee maillot parce que dafa bàyyi ay taches ñooñu du ñun mooy ñi nga xam ñooy sol 2 pièces yeeg et cetera ñoom nee nañ loolu seen problème instant bi xamuñu buñ demee piscine wala plage naka la ñuy def ba sol seen maillot parce que dafa bàyyi taches yooyu et des fois tamit xasanu bi ci bigg plage bi tam ñu foog ni da nga am dara lu la dal mais essentiel bi daal mooy que tout le monde en souffre mën na nekk góor comme jigéen am na góor tamit yu ciy souffrir phénomène bi du ci jigéen ñi kese mais tamit du question de poids léegi naka nga koy éviter bu fekkee da nga commencer sentir inflammation bi commencer sentir que ni yow et cetera mi ngi commencer tàng yaa ngi commencer boy bi njëkk mooy da ngay sol lu ample donc lu ample mais bu mu doon robe mën na doon pantalon comme bas large wala nga sol lu ci mel ni ay lin wala coton loolu dafay dissiper effet boobu noonu dafay tax mu wàññeeku short yeeg pantacourt yi farataal nañ ko loolu ci été mais am na si ñoo xam ne comme dañ ko complexé moo tax ñu génneel leen li nga xam mooy cuissarde ma cuissarde yi mooy baayu gàtt yi nga xam ni dafay yem ba ci cuisse bi mais cuissarde yi tamit dafa am faux am vrai am na si boo xam ni dafay cere waaw boobu dafay favoriser tàngaay alors que dëgg coton la donc coton la et puis dafay doo ko yëg sax boo ko solee soit boo solee robe nga jiital loolu wala nga jiital short yi boo xam ne en dentelle la
dentelle dafay tax loolu noonu dafay dañ daf koy dissiper ainsi boo solee lu ample day réduire transpiration boobu et doo am problème yooyu. maintenant beneen bi mooy bu fekkee ni yow munoo sol lu gàtt carrément jiitalal cuissarde bi comme ni mu ko waxee ci biir robe bi à défaut nga def boxeur en dentelle. et puis bu fekkee da nga dem ci benn mu dem indi la benn stade boo xam ne Charles ak ay Charles indi na ma luy cuissarde. Charles ngay waxal de. lii mooy cuissarde te am na cuissarde yoo xam ci suuf day am dentelle. ba tey pour rafetal robe boobu nga sol noonu. donc à défaut bu fekkee da nga dem ba irritation bi indil na la yenn brûlures yi il faut que nga utiliser pommade bu mën a dissiper loolu pommade bu mel ni Bepanthen pommade donc boobu ñu koy utiliser ci xale yi nga xam ne en général ñoom couche yi ñoo leen koy def. xale yooyu foo pharmacie lañ koy jaayee mag ñi tam dañ koy utiliser pour problème wu booy boo ko jëlee nga def ko ci une semaine am mënul sax yegg une semaine nga gis ko mu commencé koo dindi peau bi jëlaat peauam lu ci mel ni déodorant loolu maa ngi koy gis ci xale yi jigéen ñi man je savais pas donc mu nekk benn astuce boo xam ne ñu koy utiliser déodorant stick comme déodorant yi ñuy def anti spray ñoom moom la ñuy def seen entrecuisse yi ci déodorant bi donc déodorant bu naturel boo xam ni raxuñu ko dara moom la ñuy jël def ko rek nee nañ ci saa si mu sec foofu noonu fu humidoon daf koy segal et puis toute la journée da ngay am confort et cetera donc dootu la déranger benn yoon lu ci mel ni tamit huile de coco également moom dafa am ay effets antibactériens et antitranspirants il suffit juste que nga mélanger ko ak karité di ko def avant que ngay tëdd guddi gi wala boo ko sentir nga jël ko noonu def ko ci sa entrecuisse yi dafay embellir peau bi mais également daf ciy bàyyi benn odeur bu neex am na tamit poudre talc poudre bi bébé yi di utiliser à chaque fois boo sentiree ni sa entrecuisse mi ngi tooy jëlal poudre bi nga def ko ci poudre talc moom dafay segal zone boobu noonu de telle sorte que dafay maintenir peau bi ba dootul humide wala pommade vaseline vaseline aussi ñu ci bëri nee nañ ñoom vaseline la ñuy jëfandikoo balaa ñoo tëdd wala balaa ñoo sol robe et cetera ñoom vaseline lañ ciy def moo leen di jàppali ba dootuñu am booy yooyu noonu defoon naa ko ci benn émission muy lem tam anti-inflammatoire la boo demee ba am lakk-lakk bu dul lakk sax booy et cetera boo lakkee dañ lay naan nga jël lem teg ko ci parce que moom tamit dafay adoucir peau bi et daf lay indilaatal beneen kii aloe vera aussi c'est bon pour les brûlures day dindi tache yooyu mais aloe vera brut bi nga xam ne yow yaa ko dagg ci garab bi nga jël ko def ko ci entrecuisse yi également yooyu yëpp mu nekk ay solutions yoo xam dina la jàppali ba booy boobu noonu mën laa bàyyi parce que lu désagréable la li ma leen wax ci lu désagréable la loo mënti def dala koy yàkkal ngeen bàyyi ci xel rek mën a utiliser solution yooyu ngeen gis ci résultat am na benn vidéo bu ma defoon pour résumer loolu yëpp ñi nga xam ni en cours de route ñooñu daboon bu ñu bëggee déggaat loolu yëpp vidéo bi après Charles vidéo bi malheureusement c'est pas disponible mais daal booy solution yooyu boo ko utiliser di nga ci gis tan d'accord Khadija mu nekkoon li nga xamante moo di booy je pense que indi nga solution yoo xamante amaana ñu bëri sax xamoon nañ li nga xamante moo di huile de coco bi ak mélange karité bi nga def ko ci c'est très efficace ak cuissard yi aussi gom ci assisi la bokk aka cee gaaw gom mii nga jël sa gom lay ba mu nooy am na ku yàgg booy mooy wax gom bi ñuy waaye tâche yi ngay wax nii du ko fa baax léegi si sa gom boo koy laal li muy def nii gom bi ñuy fóotee waaw moom ngay jël bu mu laal ndox bu mu laal dara fëggal ba mu set comme ni ngay defee poudre bi nga laal fa muy fay booy doo booy te dina liis ngi noonu kay maa leen jox boobu tam jox na leen benn astuce mu di gom bi ngeen koy def ci li nga xamante moo di booy yi cuisse rek bilaay Khadija li lay bàyyi nga tàggoo daa coro di ñu rey samay xeetu cuisse man booy amul seddaay amul tàngaay sama feebar tuba yi kase la quoi